salaamaaleykum mbokku Sénégal salaamaaleykum mbokku diaspora bi salaamaaleykum sama mbokku bool yi waaw ñu ngi dellu si di waxtaan si ak yéen di ko jéem ndax comme ñi nga xam ne ñoom ñoo muy Macky Sall di Babacar Diagne dañoo jógte képp koo xamante ne bi yaa ngi def live wala yaa ngi wax ak askan wi ñu jéem laa booleeg askan wi wala ñu yàqal la. ñu ngi leen di nuyu bu baax yéen ñëpp di leen ziyaara di leen ndokkeel ci àjjuma ji tey 14 décembre 2018 di nuyu ñëpp ñi nga xam ne que ni ñoom ñoo nekk nii ci ligne bi di nu seetaan di nu suivre fas yéene njëkkanteeg waxtu wi ngir Macky Sall ak Babacar Diagne bi nga xam ne seen ay yitte defuñu ko lu dul yàqal nit ñi ci internet bi ñu jéem a njëkkanteeg ñoom ba le maximum possible ci li mën a jàll ci information daal di jàll. ndaxte daanaka weekend bi Macky Sall ak Babacar Diagne ci seen ay bureau la ñuy toog képp kuy live rek boo xam ne live bi neexu leen ñu daal di biis seen compteur rek wala ñu woo waa Orange ne leen ligne sàngam adresse IP sàngam saboté leen ko mooy seen liggéey. parce que yaakaaroon naa ne am nañ yeneen yitte yu ëpp do solo topp ay nit ñoo xam ne dañoo nekk di live sëñ bi Fall ñu ngi lay bëggee bu baax di la ziyaara di la jox sa wàccuwaay di nuyu aussi Njaga Kan di nuyu Gànna Njaay waaw ñu ngi lay gis bu baax de sëñ bi waaw ñu ngi lay ziyaare bu wér-wér Fall di ziyaar ñëpp ñi nga xam ne ñoo di suivre bëggoon a tàmbalee suñu waxtaan nag comme ni ñu ko waxee njëkkanteeg waxtu wi njëkkanteeg internet bi tamit ndax am na ci ñaari gendarme yoo xam ne ñi ngi toog di Macky Sall ak Babacar Diagne ñoom yàq live yi rek moom lañ fi nekkee. tey nag dañoo bëggoon a waxtaanee ci premier poñ bi centenaire u Njaareem ci nekk xam ne Njaareem ren la am téeméeri at dëkk bu toll ni Njaareem nag am téeméeri at ñu waroon a feete centenaire am. ñu dem ba nga xam ne daanaka fin d'année bi léegi mu ñëw ay le 20 21 22 23 ci laa dégg conseil municipal bi wala maire bi ci boppam daal di wax ne day feete centenaire u Njaareem nag moo wax leen ko ci taarix ñu ngi ko créé 1918 mu nekkoon dëkk boo xam ne dëkk la boo xam ne grenier du Sénégal la woon. grenier du Sénégal maanaam lépp loo xam ne ci wàllum gerte la woon wala wàllum diwlin wala wàllum ràkkal wala saabu wala eau de javel wala lu mu ci mënti doon fii lañ ko doon defaree ndax usine bi fii la nekkoon. à part usine bi aussi avant usine bi lépp loo xamante ne bi ci wàllum culture maraîchère muy fruits et légumes ak lépp Njaareem gii lañ ko doon bayee di ko yóbbu ci biir Sénégal di ko exporter sax ba ci réew yi nga xam ne ñoom ñoo wër Sénégal. Njaareem googu tey nekk dëkk boo xam ne am na ay maires yi fi jaar René Louis Legrand ñoom Fatoumata Ka ñoom Falilou Kane ñoom Jacques Bodin Aminata Tall ba ci kii tey ñuy wax Malick Fall. mën naa leen wax ne depuis 1960 ba tey Diourbel juróomi édifice la am te monsieur Mamadou Dia moo ko fi def mooy la poste mooy préfecture mooy gouvernance conseil départemental ak mairie de Diourbel juróomi édifice yi moom la Diourbel am te Mamadou Dia moo ko def 1960. dëkk boobu tey di commune boobu tey am na téeméeri at di dëkk boo xam ne Serigne Touba def na fi 15 ans di dëkk boo xam ne am na taarix am na histoire am na potentiel économique am nay jaar-jaar ñuy feete téeméeri atam lan la maire yi de Diourbel di def maire bi ci boppam jël photoom taf ci di ko politique yëgalu ko benn conseiller municipal informé wuñu leen ci boole wuñu leen ci organisation bi lu dul ay juróomi nit beru ne jël xaalisu Njaareem fas yéene koo yàq ne dañuy centenaire Diourbel. centenaire bi ñu organisé lan lañ ciy def nee nañ ay don de sang ay bal populaire ay setal yëfu ñàkk fayda yooyu. imagine leen téeméeri ati Njaareem maire Diourbel amul dara lu muy xalaat lu dul yëfu ñàkk fayda yoo xamante ne bi ay bal populaire ay yoo xam ne kenn xamul lu mu doon. moo tax yéen waa Diourbel ci yéen laa tàmbalee live bi tey
jël leen seen i devant jël leen seen i disposition. maire bii fi nekk di Malick Fall da leen di nax da leen di wër di leen politiquer jël photo am taf ci naan damay fête centenaire u Diourbel lan loo ci sa photo lu mu ci wuti téeméeri ati njaareem lan lañ ci waroon a wax tey su ma laajoon man en tant que conseiller municipal ak moom. ndax gaañu li ñuy réere mbir mooy conseil municipal maire dëkk bi nga xam ne moom nga dëkk yow conseil municipal rek la boobu titre la am conseil yi ñoom ñoo dajaloo ci seen biir daal di fal kenn ne ko jiital ñu mi ngi mel ni tey ñu nekkoon ci benn car benn bus ñëpp am permis bus boobu ñu nekk tey ñëpp am permis ñu jiital kenn ne ko demal nga conduire bus bi loolu mooy maire yi mais nekkul ne ñi toog ci biir bus bi amuñu permis mënuñoo dawal déedéet pour ngeen xam bopp lan mooy conseil municipal ak maire lan lañ séq même titre bi la ñu amee maire bi nag moo nekk ci bus bi ñu jiital ko ne ko dawalal mais suy dawal terewul na ñi nekk ci biir bus bi am nañ permis comme moom ba xam nañ bu burlee fa bu jaaree fu mu wërta jaar bu jaaree sens interdit ñu wax ko maire Malick Fall nag dafa jaar fu ñuy wax sens interdit mooy nga ne da ngay organiser centenaire u Diourbel woowoo waa Diourbel boole woo ci conseil municipaux yi boole woo ci kenn lu dul jël alali njaareem beru yow rek tànn sa juróomi nit ñu def sa photo nag ci digg bi nga ne da ngay célébrer di nax waa njaareem loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba na ngeen xam ne maire Malick Fall maire Diourbel saboté Diourbel lay def jaay na Diourbel Macky Sall bu yàgg politique centenaire u Diourbel pour neexal Macky Sall nag loolu ñun waa Diourbel duñ ko nangu te kenn waru ko nangu maa ngi lancé appel doomu Diourbel yi képp ku ko yëg wala nga yëg sa mbokk yëg ko na nga ko wax ne ko centenaire bee Malick Fall di organiser centenaire politique la centenaire Macky Sall la pour neexal Macky Sall la mais du waa Diourbel moo ko tax a jóg. centenaire buñ ma ko laajoon tey lan laa ciy proposé parce que des fois ñu ne waa da ngay critiquer rek mooy looy proposé mais forum économique lay proposé. bi ma ko waxee gis naa ñu njëkkantu di am gaay yu ni woo naan leen ñëw leen xalaatal ñu ci forum économique ay genre Pape Farisé ak yooyu woo nañ leen démb ndax dégg nañ may waxu forum économique ndax forum économique bi wax naa ko mat na 3 ans Diourbel war a am forum économique boo xamante ne bii dañuy identifier tous les problèmes de Diourbel identifier potentiel u Diourbel richesse yi Diourbel am ñu def ko ci ay micro projet woo doomi Diourbel yi woo entrepreneur yi woo njiitu réew mi woo premier ministre woo les ambassadeurs woo ñëpp ñu ñëw njaareem parce que téeméeri at du neen téeméeri at du lu ndaw téeméeri at kenn waru ko organiser di ko organiser organisation wu taf yëngal à part forum économique boobu nga xam ne da nga koy def ay micro projet woo doomi njaareem yi woo ñëpp foire économique dañ ko waroon organiser fii à Diourbel durant 3 jours 72 heures foire wane doomu Diourbel ñi ñëw wane seen potentiel ñii lëtt ñëw wane ko ñii ràbb ñëw wane ko ñii jaay caq ñii jaay njara ñii jaay ay sër ñu wane potentiel artisanalu Diourbel wane commerce Diourbel lan la am yan richesse la am wane agriculture Diourbel yan richesse la am à part foire boobu tey tourisme religieux ñu teg ko Serigne Touba nekk fi def fi 15 ans ñu waroon teg tey ay bus touristique yoo xam ne durant 3 jours visiteurs yi dañuy ñëw ñu yóbbu leen kër Serigne Touba yóbbu leen Baqiya yóbbu leen ci bagage yi nga xamante ne bii yëpp mooy bagage yi ku tedd ki wan leen gaal yi wan leen dàll yi defal leen ay archives bu ñu fa jógee dem kër Maam Cheikh Fall bu ñu fa jógee dem ci séeréeru Mbayaar yi bu ñu fa jógee dem kër Yëli Manel Fall bu ñu fa jógee dem seet patrimoine culturel Diourbel yëpp ñu won ko touriste yooyu nga xamante ne bi tey waroon nañoo ñëw Diourbel ci 3 jours yi peinture dëkk bi taf ci ay drapeau defar ko ba nga xamante ne bi ku dugg si tey cité ouvrière xam ne Diourbel mii kat mi ngi fête ses 100 ans mais ku dugg si Diourbel yëgoo ne sax dara xew na waa Njaareem sax yëguñu ne dara xew na ndax maire bi jël yëf yi di ko politiquer jël ñeenti nit jël photom teg ci di taf yëngal loolu dama koy dénoncer jusqu'à la dernière énergie Njaareem du dëkk Macky Sall Malick Fall nag moo trahir waa Njaareem suñ soxla woon Macky Sall duñ ko fal moom parce que biñ koy fal moom nekkul APR bi mu faloo ba pare ci la takkaat waa Njaareem ci buum dem jaay ko APR kon Malick Fall moo trahir waa Njaareem wante Njaareem xamoon nañ ne Macky Sall defalu leen dara ba tax na bi ñuy fal maire faluñu ko bokk APR su fekkoon dañoo bëgg Macky Sall kon ñu fal ko bokk APR mais ñu fal Malick Fall ñu teg ci 1 an 2 ans Malick Fall boolewaat waa Njaareem dem jébbalaat ko Macky Sall kooku moo trahir waa Njaareem kon yéen waa Njaareem maa ngi leen di lancer appel di leen woo maire bii trahir leen
dem assemblée nationale taxaw daan ne président la nga waxoon njaareem lépp def na ko te yéen a ngi nii marché baa ngi nii eggul ñu ngi manifester tali yi ñu waxoon ñu ngi nii xolli ko latérite baa ngi bëgg a rey nit ñi hôtel ba ñu waxoon dara yeggu ci manège bi dara yeggul Macky Sall juróom-ñaari at tegul tànkam njaareem waaw yéen naka ngeen di toppee nit kooku leen di jël bëgg leen a jaay waat encore une fois Macky Sall waa njaareem jóg leen seen bopp centenaire bi amoon na loo xamante ne bi lu baree bari ci ay projet ki programme yu ñu waroon mën a def waroon nañ ci mën a profité dénoncé wala jafe-jafe yu njaareem am waroon nañ cee war a mën a profité tey invité ci Macky Sall moom Malick Fall tey bu bëggoon njaareem tey danaan centenaire bi Macky Sall da nga koy présider mu ñëw mu won ko ay projet won ko jafe-jafe yi won ko réalisation yi mu fi digge woon ne ko dara yeggul wonaale ay projet yoo xamante ne bi dañ ci mën a investir pour dëkk bi dox mais defuñu ko def ay feet jël xaalisu njaareem di ci taf yëngal nar koo feetoo di ko fooye wala ñu koy sàmbay mbayaane wala ñu koy tëgg wala ñu koy fecc vraiment je suis désolé mais Malick Fall mérité wul yor mairie Diourbel mérité wu ko il faut le déloger il faut le délocaliser trahir na waa njaareem takk na leen ci buum ci baat dem jaayaat leen Macky Sall il est temps mes chers compatriotes yéen bool yi ngeen jële fi Malick Fall le maire de Diourbel parce que wax fa dëgg yàlla liggéeyalu leen saboté na seen dëkk saboté na njaareem waaw lii laa bëggoon wax man ci li nga xamante ne bii mooy centenaire bi ndaxte benn conseiller municipal gisu leen ci centenaire bi benn réunion bu muy def gisu leen ko mu kañ la gëj a woote bureau municipal même les adjoints au maire yëguñu sax centenaire bi waaw naka ngay defee centenaire ci dëkk say adjoints yëguñu ko conseillers municipaux yi yëguñu ko nga dem jël sa ñaara nit ñetti nit taf yëngal naan da ngay def centenaire Diourbel ñu waroon koo magnifier ko def ko organisation bu mucc ayib indi fi sax ay njiitu réew wala ay ambassadeur wala ay entrepreneur ay entreprise pour dëkk bi gën a dox yow ngay def ay don de sang ay set-setal ay bal populaire ñii ñoo ñàkk fayda dañu ñàkk fayda trop ku ca dem it amoo fulla amoo fayda ku ca dem ci centenaire bii Malick Fall organisé jël photoom def ca di politigal Macky Sall ku ca dem maa ngi leen di wax ne amuloo fulla amuloo fayda waaw loolu mooy li ma ci bëggoon wax parce que tamit jëmmam jooju tax intéressé wu ma Macky Sall dëgg-dëgg moo ma intéressé moom mi yor réew mi mais li il fallait que parenthèse la bu ñu doon ubbi pour waxtaan ak yéen tuuti ci jëf jooju nga xamante ne bi amul benn njariñ moom la ñuy waaj a def Diourbel moo bëggoon a dikk nag ci sécurisation du vote pacte de l'opposition di rafetlu bu baax maître Mame Adama Gueye yéen waa diaspora bi yéen ñi doon wax opposition bi déggoo leen opposition bi ànd leen ku gis image yu démb yi di nga sant yàlla bu baax maa ngi remercier nag en premier lieu maître Mame Adama Gueye ci action bi mu def non seulement action bi propre na professionnel na limpide na parce que bi muy démarré seqi na tànkam seeti leader yépp ñi nga xam ne samp nañ seen dënd kenn ku ne mu wax ak yow ci plateforme bi woote plateforme bii tey ñu signé ko 23 candidats ñëw toog signé plateforme bi signé pacte bi ci anam bu rafet wane ne opposition bi ànd nañ en bloc fas nañoo yéenee sécuriser vote bi fas nañoo yéenee yónnee ay mandataires ak ay responsables centre de vote ak ay bureau de vote ba ñu saytu élection yi ba vote bi jaar yoon loolu yéen ñi nekk ci diaspora bi mën ngeen cee sant yàlla yéen waa biir Sénégal mën ngeen cee sant yàlla vraiment chapeau maître Mame Adama Gueye ci liggéey bi nga liggéey bu rafet la liggéey bu mucc ayib la chapeau aussi à tous les leaders yi nga xam ne demoon nañu signé charte bi parce que gis nga nit da ngay am conviction da ngay am gëm-gëm bu fekkee da nga wax ak say nawle bu bis ba jotee da nga koy honoré kon nag ñoom ñooñu nga xamante ne bi ñoom ñëpp ci opposition bi ñëw nañu ñu signé charte bi signé pacte de l'opposition bi maa ngi leen di féliciter la ko tàmbalee ci moom Mame Adama Gueye ba ci ca mujjoo signé maa ngi leen di féliciter di kontaan ci ñoom di leen wax ne defati nañ seen man di leen sant bu baax a baax parce que booloo googu ñu booloo signé pacte boobu ñu signé mooy waral njiitu réew mi ak ñii nu jàkkaarlool ñu xam ne ñii kat nous sommes déterminés ñu xam ne ànd nañ te kenn mënuñoo diviser. kon nag le pacte de l'opposition a été signé hier na ngeen ko xam yéen waa diaspora bi ngeen waa àddina na ngeen xam ne opposition bi booloo nañ à travers ce pacte là te pacte boobu moo leen di yóbbu bañ yóbbu Macky Sall deuxième tour ki ci jiitu ñëpp jàppale ko ànd ak moom ngir jële fi Macky Sall loolu mooy liggéey bi nga xam ne maître Mame Adama Gueye def na ko ñu di ko ci sant bu baax a baax ndaxte opposition bi soxla woon na lu mel nii waa diaspora bi soxla woon nañu lu mel nii vraiment
ñi ngi ciy sant bu baax si Dada na nga def soxna Dada ça va naka mbiri Alsane Khoule Ibrahima Fall maa ngi lay bëggee Serigne Badiane mon frère maa ngi lay ziar Dada si le PDS ndaw Karim Wade ak ndaw Khalifa Sall signé nañu ndaw PDS dem na ak ndaw Khalifa Sall ñoom aussi signé nañu pacte boobu donc wax fa dëgg yàlla lu am solo la loo xamante ne bii ñun ñëpp mën nañ ci fier mën nañ ci sant yàlla ndaxte buñ ko defoon mu bañ a am ay nit wala mu am ay opposition leader yoo xam ne demuñu ak yooyu mais ñëpp a dem leader yi nga xam ne ñoom ñëpp am nañ ci ñoom yaakaar kenn ku ci nekk teg nga fa sa tànk signé nga ko ndax gis naa fa Idrissa Seck gis naa fa Abdou Mbaye gis naa fa Madické Niang gis naa fa Pape Diop gis naa fa Gakou gis naa fa Sonko gis naa fa waa PUR gis naa fa ñëpp ñi nga xam ne vraiment ñoom ay dëmboo ñoom ñi nga xam ne am nañ ci ñoom vraiment yaakaar gis nañ leen ñëw nañ ñu signé pacte bi Khalifa Sall ñëwul woon ndax am na lu ko tënk Karim Wade ñëwul maa am na lu leen tënk mais seen ndaw ñëw na signé na pacte bi kon nag na ngeen jàpp yéen waa diaspora bi ne opposition bi booloo nañu réunir nañu maa ngi lancé appel yeneen mouvement diaspora yooyu nga xam ne ñoo ngi constitué wu ci diaspora bi moo xam 1 million marche la moo xam ay groupe Y'en a marre la moo xam yeneen groupe yeneen yi nga xam ne ñoom ñoo constitué wu ci dëkk bi maa ngi leen di ñaan ñoom tamit nañ ñëw ñu jàppale opposition bi ñu dooleel opposition bi yéen activiste yooyu ak groupe yooyu créé wu ñoo ngi leen di ñaan na ngeen ñëw ngeen dooleel opposition bi ngeen jàppale leen ngir Macky Sall mën a dégager ci réew mi loolu mooy li nga xam ne moom la maître Mame Adama Gueye réussir démb ñu di ko ci féliciter di ko ci ñaanal yàlla yokkute di kontaan aussi ci leader yi nga xam ne ñoom ñëpp teewoon nañ fa. ma bëggoon wax aussi ci général Fall général la boo xam ne wax na wax ju am solo wax ju mag wax joo xamante ne bii kontaan nañ ci lool ndaxte génne na njaaxum ak corruption bi nga xam ne moo am ci gendarmerie loolu nag daawul am bu njëkk bu amee tey dañ ciy sant kontaan ci sargal ko moom général Fall ndaxte bu njëkk njombe yu mel noonu daana am mais gaañ yi daawuñ ko reconnaître mais suñ demee ba benn général daal di wax ne corruption bi am ci gendarmerie c'était systématique te dana ci jël ay dispositions muy am ñetti keesu une semaine keesu journalier ak keesu mois ku dem sur le terrain di raquette di indi yooyu dina ci jël ay dispositions ñoo ngi sant bu baax le général Fall mi nga xam ne moo def lettre circulaire dénoncé loolu di wax nag njiitu réew mi ne ko seetaan na ba ab généralam génn taxaw wax loolu heure bi waroon na fekk tey mu jël ay décision heure bi waroon na fekk tey le ministre des forces armées mi nga xam ne moo yilif tey gendarmerie ñu dàq ko waaw heure bi waroon na fekk moom mu rendre démission parce que suñu demee ba corruption bi dugg ci gendarmerie ba nga xamante ne bi mooy corps bi nga xam ne ñun moo ñu dese woon police moom waxatuñu woon seen i wax police moom kenn waxatuñu woon seen i wax mais suñu demee ba corps bi ñu dese woon corps bi gënoon na nekk corps d'élite corps bi nga xam ne moom la Sénégal yi gënoon na respecté muy gendarmerie ñu dem ba corruption bi gangréné gendarmerie bi depuis des années ba ab général génn taxaw di dénoncer loolu njiitu réew mi di seetaan ministre am di seetaan xam ngeen ne ñàkk fayda mënta passé lu mel noonu heure bi waroon na fekk tey Macky Sall bu amoon fil la ministre des forces armées dina ko rendre sa démission waaw loolu rek la vraiment ñu ngi si wax chapeau le général Fall di ko sant di ko gërëm ci li nga xamante ne bii moom la def moom la dénoncé parce que ñu bari ñemewuñu ko de parce que fii ku fi dénoncé dara ñu dàq la gis ngeen Ousmane Sonko bi mu fi dénoncé rek ku président bi rek ci affaire Petro-Tim rek dañ ko dàq gis ngeen Nafi Ngom Keïta bi mu fi demee di attaqué ji dañ ko dàq gis ngeen colonel Ndaw bi mu fi defee li mu fi def dañ ko dàq gis ngeen juge dem na ba gis ne li ñuy njombe yi ñuy def ci justice bari na mu bàyyi gis ngeen le capitaine Dièye kon général Fall chapeau yow tamit beneen doomu Sénégal nga bu am jom ñemewuñ laa dàq nag yow ndax ci élection lañ jëm ndax yow général nga te général moom doy caaxaan général moom kenn du ko dàqe noonu moo tax mu ñemee wax li muy wax ñemee dénoncer loolu xam la ne gendarmerie corruption systématique moo fa am tous les jours yu permanente une corruption permanente ci biir gendarmerie bi nekk luy gangréné vraiment corps boobu vraiment il a osé kon général Fall chapeau ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci sa dëggu ak ñeme gi nga ñemee dénoncé loo xamante ne bi ñu bari xam nañ ko ba noppi ne miix noppi ak moom ma bëggoon a ñëw nag ci li ñuy wax
tuuti ci wàllum finance wax ci tension de trésorerie ku ci nekk xam na ko. Karim Fall maa ngi lay bëggee waaw Dada ñu ngi lay bëggee Serigne waaw ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la bëggee Abi Ba ñu ngi lay ziar Rasoul Sow ñu ngi leen di ziar bu baax di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di ñu suivre di wax ne tension de trésorerie li dégg ngeen Amadou Ba mu wax ko mu ne Sénégal am na problème mu xaalis tension de trésorerie boobu laa bëggoon wax leen tuuti li ko indi tension de trésorerie li ko indi mooy Amadou Ba ak Macky Sall dañuy def ay investissement yoo xamante ne bii investissement à perte la. xam nga soo jëlee centre bu ñuy wax centre Diamniadio nga tabax fa centre international Abdou Diouf jël hôtel Radisson tabax ko à côté nga def fa investissement boo xam ne mat na 16 milliards te centre boobu jurul dara. C'est un investissement à perte kon jël nga 16 milliards yi Sénégal investir ko ci àll centre boobu kenn du fa dem di ko loué ji parce que dafa sori hôtel boobu aussi kenn du fa dem di fay fanaani kon ça veut dire que ni centre Diamniadio ak hôtel Radisson investissement wu presque 16 milliards de francs CFA investissement la bu ñu def teg ko nee rek saa bu président bi soxlaa conférence dem fa yóbbu ay ganam ci hôtel bi ñu tëdd jeex na mais juralul dara Sénégal. beneen investissement à perte sphère ministérielle mooy foofu ñu ne ministres yi moom lañ leen tabaxal def ci 20 milliards naka ngay tabaxee sphère ministérielle def ci 20 milliards wëlbatiku building administratif nga defaat ci 40 milliards déggoon ngeen fi ne dañuy réfectionner building administratif fa la ministériel logé woon nga def ci 40 milliards ne da nga koy réfectionner wëlbatiku demaat Diamniadio tabaxaat fa beneen sphère ministérielle bu 26 milliards waaw ñaari investissement yooyu tamit c'est pas rentable parce que jurul dara parce que sphère ministérielle yi 20 milliards yooyu du juraat dara parce que fu ñuy dem ay bâtiment la ñuy dem di fay dëkk ak di fay liggéeyee building administratif 40 milliards investissement la boo xamante ne bi investissement à perte la parce que ay ministres ñoo fay dem di fay dëkk kon ça veut dire que ni entre Diamniadio centre Abdou Diouf di 16 milliards ak Radisson ak 26 milliards muy 42 milliards ci sphère ministérielle ak yeneen 84 milliards yoo xamante ne bi investissement à perte la sans compter yeneen investissement à perte yi nga xam ne moom moo xew ci réew mi kon loolu moo indi tension de trésorerie bi nga xam ne moo am ci Sénégal il faut que loolu tamit nit ñi xam ko léegi Sénégal su amee tension de trésorerie boobu def investissement à perte am dette intérieure ay bor yoo xam ne moom lañ amee entreprise yi ci biir Sénégal te mënuñ leen a fay moo tax travaux yëpp taxaw am dette extérieure boo xamante ne bii suñu exportation yi ñuy jaayi bitim réew 65% yi la ñuy dagg di ko faye ay bor koom-koom mënut am ci réew mi kon Amadou Ba xamut dara Amadou Ba mooy le ministre des finances bi gën a incompétent bi gën a nul ci ministre des finances yi Sénégal masal parce que yóbbu na Sénégal ci ndóol ba pare reconnaître ko nag ba pare reconnaître ne vraiment am nañ tension de trésorerie kon Amadou Ba salfaañi na koom-koomu Sénégal pasaree na koom-koomu Sénégal ci ay DER emploi rapide yi ngay dégg ay financement des femmes xaalisu Sénégal bi nga xam ne dañ ko waroon a def ci loo xam ne day jur dara dañ koo def ci financer seen ay militants moo tax réew mi amatul benn dërëm mënuñoo fay enseignant yaa ngi ni delluwaat tàmbali di grève mënuñoo fay secteur justice bi greffier yi ñi ngi grève secteur sanitaire bi ñi ngi grève réew mi fii la toll mbokk yi fii la ko Amadou Ba yóbbu ci pasare alalu Sénégal ak topp ndigali Macky Sall yoo xamante ne bi yàq xaalisu Sénégal lañ fi nekkee waaw donc voilà loolu mooy li nga xamante ne bi bëggoon naa ko wax man ci li nga xam ne mooy tension de trésorerie yi nga xam ne moom moo am ci Sénégal mu doon loo xamante ne bi lu ñaaw la moo ñaawlu nag Mor Ngom ministre bu xamadi la il faut ngeen xam ko il faut ñu wax ko dafa xamadi Mor Ngom li mu def keroog conseil constitutionnel keneen ku mu mënoon ci doon bu doon man la dañ may jàpp taxaw naan ay je suis le ministre de la République yow ministre de la République lan ngay def foofu dépôt conseil constitutionnel dépôt candidature conseil constitutionnel looy def foofu taxaw ak officier bi gendarmerie bi naan ko je suis un ministre de la République waroo maa def lii waroo def lii waroo def laa et puis ñu lay filmer ngay taxaw di gëdd nit koo xam ne mi ngi ci liggéeyam di koy def Mor Ngom ministre bu xamadi la Mor Ngom ministre bu xamadi la heureusement bi nga xam ne capitaine bi xam na bu baax métier
ndax dafa ne carrément évacuer leen ko ngeen jëlee ko foofu parce que waxu reewandee la doon wax ministre nga et après lan ngay wuti conseil constitutionnel xaaju guddi yéen seen mandataire Mimi Touré la lan nga fay wuti yow Mor Ngom bay taxaw foofu di xëccoog gendarmerie yi di jéem a menacer gendarme yi di leen jéem a fonton dañ ko waroon a jàpp si Rasoul tu as raison dañoo waroon a jàpp Mor Ngom dafa xamadi dañ ko waroon jàpp dafa yaree diku man suy j'étais le capitaine damay wax nañ ko jàpp ñu mënate ko ñu duma ko ci kaso bi dafa xamadi yow ministre nga tax naa je suis et après boo nekkee ministre rek bu doon Macky Sall la sax on s'en fout ñun conseil constitutionnel ña fay dem ay candidat lañ duñ président de du ngeen dara devant le conseil constitutionnel selon la loi du ngeen tous Macky Sall sax du fa tous waaw candidat la waaw am ngeen seeni mandataire dem ngeen yóbbu leen ñu dem di déposer yow ngay ñëw naan way je suis un ministre damaa war a dugg yaay kan moo tax j'apprécie l'attitude de ce gendarme xawma kan la ndax dafa maa woon ginnaaw j'apprécie son attitude vraiment je le félicite et je l'encourage di ko wax ne nit ñu xamadee noonu ministre yooyu dañ leen a war a duma waaw comme ni ñu dumaa ñi si des dañ leen a war a duma parce que dañoo xamadi waaw nekk ministre warul tax ngay def yaa lu la neex wala maa tay ci réew mi ndax parce que réew mi nag seen baay moomu ko waaw seen baay moomu ko waaw loolu mooy li nga xamante ne bi moom laa bëggoon wax ci Mor Ngom bëgg a arrêté tuuti ci Yérim Seck bëgguma cee wax lu bari nag moo buggaan mais il faut moo wax ak ñoom tuuti parce que buggaan sax nit ñi dañ doon wax ci moom naan c'est un élément de Macky de man ma di koy weddi mais comme gisuma ko démb ci signature pacte bi rek sama xel ñaaw na parce que signature pacte de l'opposition boobu buggaan ñu ko yilif doo nga fi ne ñu ko mati kilifa ñu ko ëpp xaalis ñu ko gën a am expérience ñu ko gën a xam réew mi rek ñoo fa toogoon démb kon su fekkente ne bi demul mu naan day yónnee ndaw Bougane war naa tax nit ñi teey xel ci moom comme ni ñu teeyee xel ci ñi si des maa ngi leen di autoriser yéen ñëpp dute leen léegi ci Bougane man mii di wax ak yéen bis ni ki tey maa ngi dute ci Bougane Gueye Dany waxaguma ko nag à 100% ne c'est un poulain de Macky Sall mais geste bi ma gis démb mu def ko opposition bi yëpp daje ñëpp ñi nga xamante ne bi signé woon nañ seen pacte bi ñi nga xam ne maître Mame Adama Gueye seeti na leen woon ñëpp daje dem di signé pacte boo xamante ne bi ngir sécuriser vote bi la Bougane Gueye Dany dong moo ci demul kon Bougane Gueye Dany man am naa doute ci moom néew ma nag dem na wala néew ma pour élément wu Macky Sall la mais geste boobu mu def tax na sama xel man dute na ci Bougane Gueye Dany à partir d'aujourd'hui ça je vous le dis parce que mën na ëllëg taxaw ñu dem deuxième tour mu ne day dem di jàppale ñi Macky Sall ñeme na ko d'autant plus que son prêcheur moom ak Iran Ndaw réeroo wuñu d'autant plus que il faut ngeen dem ak seen xel moom ak Iran Ndaw réeroo wuñu bu ngeen gisee Iran Ndaw temps yi discours am changé mu taxawoon fii ne man duma sambay mbayaanal kenn duma woy kenn duma saraxu kenn anduma kii anduma kaa Marème Faye yónnee ko 5 millions xaw ma 8 millions ci màggalam googu mu changé discours complètement Iran Ndaw fu mu changé discours ngeen xool ne gisu leen Bougane Gueye Dany ca signature pacte ba na seen xel tey waaw na seen xel tey de way abi maa ngi lay bëggee bu baax Rasoul Sow maa ngi lay ziar waaye maa ngi leen di bàyyiloo xel loolu Iran Ndaw gis ngeen ne discours am changé na mi ngi sàmbay mbayaanal Marème Faye Bougane Gueye Dany démb ca signature pacte ba ñëwul ñaari chose yooyu nag na seen xel daw tuuti ngeen xalaat parce que man bokkuma woon ci ñi doon xalaat rumeur boobu mais ñaar yooyu tax na sama xel daw sama xel tey ci ne Bougane mi poulain wu Macky Sall la sudul moom nag na ko démontrer sudul moom na ko démontrer bon la ci des mooy Cheikh Yérim Seck waaw Cheikh Yérim Seck nañ wax ci moom tuuti rek bëgguma wax ci moom parce que du modèle gis naa ko démb ñenn ñi ngi naan moo bind lettre Macky Sall parce que défenseur u Macky Sall bi ma gis ci faram fàcce keroog ci Cheikh Yérim Seck vraiment musuma ko woon yaakaar ci moom je croyais que am na journalistes yu corrompus je croyais que am na journalistes yoo xam ne vraiment kenn mënu leen jënd quoi mais Cheikh Yérim Seck ndekete amul benn valeur masoon naa ko fi waxtaan yële ci bi mu jëlee benn photo Macky Sall di ci jéem a kii pour di jéem a nax nit ñi booba mi ngi détourner xelu nit ñi ci benn action bu amoon boo xam ne nit ñi ci loolu lañu waroon concentré mu naan Macky Sall daa fàtte ER fii xaw ma ak santé gi ba ma naan ko on s'en fout ci ER nañ wax ci farata ji Cheikh Yérim Seck c'est des gens yoo xamante ne bi d'après ni ma ko analyser man keroog bi ma ko suivre ñuy dévier attention wu askan wi lañ na ngeen leen moytu
na ngeen leen moytu Cheikh Yérim Seck il est en train de dévier l'attention des Sénégalais ci beneen mbir waaw la ma ko dégg mu wax keroog ak nii mu commenté ci livre Macky Sall bi moo lay wan ne Cheikh Yérim Seck moom tamit transhumé na bu yàgg day nëbbatu day làqatu mais nag ñun Cheikh Yérim Seck du suñu modèle koo xam ne tu es un violeur ñu condamné la 3 ans de prison ferme après ñu baal la génn la ngay taxaw di jéem a xas nit ñi yow mënoo xas kenn Cheikh Yérim Seck mënta xas Idrissa Seck mënta xas Ablaye Wade Cheikh Yérim Seck laa wax mënoo xas Idrissa Seck mënoo xas Ablaye Wade tuuti nga ci tu n'as pas à donner des leçons de morale yow mi nga xam ne amuloo morale amuloo éthique tu n'es pas un journaliste d'investigation boo xamante ne bii dafa impartiel dangaa partiel dangaa nekk journaliste d'investigation boo xam ne dañ laa jàpp nga violé doomu jàmbur ñu tëj la 3 ans ferme et demi de prison tëj la baal la yow yaay génn tey tax ci télévision bi di jox nit ñi modèle ah ban modèle la Cheikh Yérim Seck war a jox nit ñi man ki may jox modèle mooy ki nga xam ne il est exempt kenn mësu ko condamné yow dañ la condamné yow dangaa siif doomi jàmbur dangaa siif ñu reconnaître la coupable tëj la prison yow yaay génn di wax naan waaye Ablaye Wade Macky Sall faaw mu tontu ko Idrissa Seck est arrogant machin di jéem a xas di jéem a dévier attention di jéem a soutenir Macky Sall na ngeen ko xam yéen waa internautes yi yéen réseaux sociaux yéen ñi may suivre na ngeen xam ne Yérim Seck c'est une taupe de Macky Sall na ngeen ko xam na ngeen xam ne Yérim Seck xaram Macky Sall la moo xam ne daf koo topp di ko ragal ginnaawam instant bii comme noonu la mel nag na ngeen ko xam na ngeen ko xam man Yérim Seck du sama modèle ah mënuma koo suivre yow ñu tëj la prison nga violé doomu jàmbur ñu jàppale tëj la kaso ñu baal la moo tax ngay ñu woo la soxla la tey xam nga nguur gi boo defee tooxi dana bu la jàppee ba pare da lay bàyyi bu la bàyyee ba soxla la ci la lay actionné fi ne nii na ngeen xam ne Cheikh Yérim Seck dañ koo actionné moo tax mu tàmbalee wax kon na ngeen leen bàyyi xel Bougane Gueye Dany na ngeen bàyyi xel ci moom que ni moom mbiram leeratul Cheikh Yérim Seck na ngeen xam ne toobu Macky Sall la parce que dañ koo actionné ndax dañ koo tëjoon prison ñu génne ko baal ko donc nee nañ ko nag sawaay jógal dugg ci yëf yi moo tax mu jóg commencé nag di jàpp nit ñi waaw Job viol c'est 10 ans de prison mais moom 3 ans lañ ko tëjoon loolu c'est à l'appréciation du juge ah Job peine bi mën na nekk 10 ans juge bi mooy xool ak circonstances atténuantes yi ak sa avocat ak sa famille ak say jabar ndax yoroon na 2 femmes et des enfants donc bu ñu xalaatee loolu mën nañu wàcc peine bi mais na ngeen xam ne Cheikh Yérim Seck du modèle violé la fi def doomi jàmbur ñu tëj ko 3 ans de prison ferme 3 ans et demi baal ko moo tax tey muy jël livre Macky Sall naan day tagg Macky Sall waaw ñun nag fii xam nañ leen Yérim Seck du modèle kenn waruma ci woon a wax ci moom lu bari mais lii il fallait que ma wax ko parce que moo dem faram fàcce di jéem a dénigrer Idrissa Seck di jéem a dénigrer Ablaye Wade ñooñu ñu nga xamante ne bi duñ moroomu Macky Sall mi nga xam ne moom la nekk di lèche ay botam waaw kon nag na ngeen ko xam bu baax a baax ne loolu mooy li nga xamante ne bi man bëggoon naa ko wax di wax rek ne ñi war a ànd rek ñooy ànd Sénégal bu leen ragal bu kenn tiit bu kenn wax ci nit ñi wala ngeen jàllale message wu Macky Sall gagné na élection yi ba pare da koy sàcc déedéet li opposition bi def rek mooy dëgg booloo gi ñu booloo démb signé un pacte fas yéene ànd fas yéene contrôle élection yi fas yéene ko sécuriser loolu mooy li nga xamante ne bii mooy dëgg mooy yoon te li ci des nag mooy yéen waa diaspora bi Habib Mbaye mon frère sama grand maa ngi lay bëggee yéen waa diaspora bi yéen a war a ëlbatiku nag jàppale opposition sénégalaise kenn ku ci nekk ca fa nga féete bu ñu xarabante parce que ñoo bokk le même combat mooy déloger Macky Sall ci président de la République au soir du 24 février teg fa keneen mu changel ñu système politique gu Sénégal bañ mën a tege ci ay raay loolu mooy mbir mi kon nag yéen waa diaspora bi yéen ñu yor seen ay moyens jàppale leen ñi nekk fii bu leen xeeb dara bu leen xeeb oto bu leen xeeb t-shirt bu leen xeeb cap bu leen xeeb bic bu leen xeeb pins bu leen xeeb dara bu leen xeeb flyers lépp lu waay mën a defar lépp lu waay mën a jàppale opposition sénégalaise ngir que Macky Sall dégagé na ko def ngeen ñu yor ay plateforme nekk ci diaspora bi ñoo ngi leen di ñaan yéen tamit seen plateforme yooyu informer leen nit ñi sur le net fexe leen ba benn moodu bu ne convaincre 5 personnes loolu mooy slogan bi
un Modou 5 votes contre Macky Sall yéen bu ñu ko defee rek Macky Sall jóge fi maa ngi leen di ñaan nag na ngeen partager message bi pour gaa ñi dégg ko un Modou 5 votes contre Macky Sall far force Macky Sall dafay jóge parce que amut électorat bi Macky Sall amul 20% ci Sénégal na ngeen ko xam waaw na ngeen ko xam 20% Macky Sall mënu ko matal ci électorat Sénégal kon jàppoo leen fexe leen ba ñu jële ko fi fexe leen ba ñu ànd jële fi Macky Sall ci lan ci bu ñu demee deuxième tour képp ki jiitu rek ñi si des ñëpp ànd ak moom jàppale ko ngir jële fi Macky Sall ku ko ci defut sax da ngay am problème parce que say nit moom ki jàll deuxième tour moom la ñuy jàppale waaw loolu daal mooy li nga xamante ne bi bëggoon naa ko wax bëggoon a jeexale nag defal leen résumé ci ñi nga xam ne ñoo ñëwoon di wax ne centenaire Diourbel bi moom lañ doon njëkk a wax mu nekk centenaire boo xamante ne bi wax fa dëgg yàlla maire bi def ko politique def ci photoom def ko alalu boppam def ko yëfu boppam def ci ay don de sang ki ay consultation gratuite ki bal populaire affaire yu ñàkk fayda yoo xamante ne bi te Diourbel mérité wul lu mel noonu loolu mooy li nga xam ne moom la ñu commencé woon suñu waxtaan ci suñu njëlbeen waxtaan bi ci toppoon mooy wàllu pacte bi nga xam ne opposition bi signé nañ ko ñoom ci seen biir ñu rafetlu ko sant ci Mame Adama Guèye ndax ñëpp demoon nañ fa ñu signé ko ñetteel ba mooy di général bi nga xamante ne bi wax fa dëgg yàlla taxaw na taxawaayu gor taxaw na taxawaayu ku am jom ba dénoncé loo xamante ne bi nit ñi ngi ko doon nëbbu mooy corruption bi nga xamante ne bi moo am ci gendarmerie tension de trésorerie bi nga xamante ne bi Amadou Ba wax na ko reconnaître ko jël alali Sénégal yi pasaree ko ci ay mesures électoralistes te contre-productif te indilul Sénégal dara loolu moo rey Sénégal ba instant bi le système économique du Sénégal est à pied dara doxul mënuñoo fay benn dërëm ministère des finances boo fa demee bon 1 million dong mënuñu la koo génneel bi ci des mooy impolitesse bu Mor Ngom bi nga xamante ne bi wane na ko impolitesse bu avéré boo xamante ne wane na ko démb ci conseil constitutionnel xaw ma bërki démb la ca des mooy Bougane Gueye Dany ñàkk a wóor gu mu ñàkk a wóor ndax sur tous les candidats démb ñi demoon di signé pacte bi moom rek moo ci ñëwul signé ko ba ca topp di Cheikh Yérim Seck mi nga xamante ne bi c'est une taupe boo xam ne taupe bu Macky Sall la doon jéem a nax sénégalais yi ñu découvrir ko alors que il n'est même pas un modèle vraiment loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko wax nag bëggoon lancer appel nag tous les Sénégalais parce que toujours saa bu may wax des fois il faut que bu ma laa maa jeexal ma wax li tax Sénégal dañoo toll ci tournant boo xam ne soit dañuy booloo seet nit ñu jàppale leen ay nit ñu jàppale leen may leen doole ñu dem deuxième tour jële fi Macky Sall wala ñu xoole ba Macky Sall jëlaat réew mi noot ñu te bés bu ñu nootee dana laaj 3e mandat maa ngi leen koy wax fii tey solennellement Macky Sall bu ngeen xoolee ba mu noot ñu ba jël réew mi dina laaj 3e mandat kon nag yéen waa diaspora bi yéen waa Sénégal jóg leen ñu jële ko fi jële fi ay mbokkam jële fi meeram yi comme maire Diourbel bii nga xamante ne bi amalul Diourbel benn njariñ lu dul toroxal waa Njaareem bañ na tot dem assemblée nationale ne président lépp baax na te Njaareem a gën a sonn ci Sénégal kon yéen waa Sénégal foofu waay mën a ne ñii ànd nañoo ak Idrissa Seck te man mii di Assane Sylla moom laa àndal jàpp naa ne mooy candidat idéal jàpp naa ne mooy candidat bi am expérience bi jàpp naa ne mooy candidat bi Macky Sall ragal gis ngeen bërki dem bi ñu ko laajee ne ko waaw yow dégg naa ñu ne dangaa kii clash Idrissa Seck mu ne non clash su ma ko de dama ne daal il a tendance à être autoritaire mais c'est une autorité Idrissa Seck kilifa la da nga koy xool xam ne kii kilifa la xam ne nit ku jub la xam ne nit la koo xamante ne bi lim la wax moom lay def xam ne nit la koo xam ne ku am fulla la ku am fayda xam ne nit koo xamante ne bi ku am conviction la ku gëm réewam la nit kooku nag ñu yàgg koo lynché di ko diaboliser nit kooku tey moo taxawaat ci seen kanam tey intact lam waxoon 2004 ba tey moom lay wax nam meloon 2004 ba léegi noonu la mel lam daan def 2004 ba léegi loolu lay def nit ku mel noonu nag soo ko amee c'est un leader boo xamante ne bii am na fulla am na fayda am na jom c'est vrai Jiji d'accord mën nga nekk Sonko Serigne Badiane mën na nekk Sonko keneen mën na nekk Idrissa keneen comme man mii ni ma nekkee Idrissa keneen mën na nekk leneen mais l'essentiel ñun ñoo bokk le combat bi nu boole nag dañ ciy laayante biir di ci joxante xalaat bu ñu demee nag ba deuxième tour ki jiitu rek ñi ci des ñëpp ànd ak moom mais man jàpp naa ne ci sama xalaatu bopp ci sama conviction bu bopp Idrissa Seck candidat bu ñor la candidat bu idéal la candidat bu positif la candidat la boo xamante ne bii candidat bu jub la bu am xam-xam am diine mën a yor Sénégal am expérience état yàgg a yor état
nit la koo xam ne gouvernement Abdou Diouf bokkoon na ci bu leen ko fàtte nekk na directeur de cabinet président de la république nekk na premier ministre donc am na xam-xam bi am na aussi charisme bi am na carnet d'adresse bi yàgg naa nekk ci yooyu sphère yooyu donc bu ñu ko jàppalee may ko doole ba mu yor Sénégal man jàpp naa ne changement yi nga xam ne moom la ñu bëgg dinañu ko am ndax changement yi ñu bëgg mooy lan parce que ñun xam nga yomb na Sénégal li gars yi def nii 97 candidats yi nii man mënoon naa ko dem defi de ñun mouvement lañ boo xam ne dañoo aspirer à être un parti dañoo aspirer à proposer aux Sénégalais un projet de société mais bi ñu xamee ne ñun amuñu doole économiquement ci biir Sénégal aussi suñu implantation des na fi ñu ne nañ seet candidat bu am doole candidat bu dëgër candidat bu jub ñu dem proposer ko suñu ay points Idrissa Seck lan lañ ko proposer changer système politique gu Sénégal mu nangul ñu ko changer système politique gu Sénégal bi ñu proposer Idrissa Seck lan la moom dootul jiite conseil supérieur de la magistrature suprême Idrissa Seck dootu ko jiite Idrissa Seck dootul day tas ministère de l'éducation nationale te conseil national de l'éducation ku ci nekk xam ne am réew am njàng moo ko yor njàng mi su sooxee réew ma day sooxe ñu teg fi conseil boo xamante ne bi secteur éducatif bi ñoom ñooy dajaloo ci seen biir lépp lu ñuy def ci njàng mi ñu def ko njàng mi kenn dootu ko politique santé bi ñu def la même chose corps de contrôle yi ñu génnee leen présidence de la république ay CREI yi ay OFNAC ay cour des comptes yépp ñu déloger leen jox leen autonomie ministère de souveraineté muy ministère des affaires étrangères de l'intérieur et des forces armées ay politiciens dootuñu ko jiite ba nga xamante ne bi ñooña seen yoon dootul nekk ci politique oto yi nga xam ne mooy oto yi Sénégal yi Idrissa Seck lu mu ci wax bu sénégalais yi oto bu am visite technique bitim réew boo ñëwee biir réew mi Sénégal da ngay dugg parce que oto bu mën a daw Espagne mën naa daw Sénégal oto bu mën a daw États-Unis mën naa daw Sénégal donc loolu aussi mesure bu am solo la Idrissa nee na bu jëlee réew mi oto yi daf koy bàyyi ñu dugg parce que oto ba am visite technique Europe saytu nañ ko moo gën fuuf car rapide yi ak njaganjaay yi di taxawaalu ak clando yi de bëgg a rey nit ñi fii ci Sénégal na ngeen ko xam oto yi nekk bitim réew ñu koy kii naan day pollution déedéet ñoo gën fuuf R4 yi clando yi ngeen di gis bés bu set fii ci Ndakaaru bés bu set ngeen gis njaganjaay yi bés bu set ngeen gis car rapide yi waaw oto yooyu nekk bitim réew jàll visite technique ñu seet leen ba ne mën nañoo daw donc mesure Idrissa boobu lu am solo la pour oto yooyu war a mën a daw fii ci Sénégal kon affaire 8 ans yi da koy dindi affaire permis affaire carte d'identité affaire passeport nee na électroniquement nga koy defee par exemple yow Serigne Badiane da ngay toog Palma de Mallorca dugg ci internet surtout ministère bi remplir sa fichier signer say données nekk ci nga signer nga defar nga fay électroniquement sa xaalis ci compte bi après ñu yónnee la sa carte d'identité ci ambassade bi nga dem jëli ko dootul dem di rang wala ngay jaar feneen ak feneen ak feneen yooyu yëpp ay exemple la yoo xamante ne bi bokk na ci programme bi nga xam ne Idrissa Seck joxoon nañ ko boole woon nañ ci programme bi aussi le développement du Sénégal à travers les collectivités locales parce que ñun ci suñ mouvement loolu daf ñu ñor biñ ko joxee daf ci kontaan mu félicité ñu ci parce que jàpp nañ ñun ne Sénégal mënut a développé te développé woo yeneen régions yi développé woo àll yi moom commencé woon na ci dara nee na ndax moom la taxoon mu commencé mu ne woon bu jëlee réew mi loolu mu commencé woon daf koy continuer mooy at mu jot ñu financé benn région ñu defar ko comme niñ ko tàmbalee woon ci Ablaye Wade ba mu tàmbalee ko ci Thiès moom pare na moom Idrissa Seck ba nga xamante ne bii saa su falu woon tey at mu jot ñu jël 30 milliards sotti ko ci benn région defaral koy infrastructure defaral ko infrastructure routière infrastructure publique ba dëkk bi mën a dox ba nga xamante ne bii dëkk boobu tamit dina avancer bu déwénee beneen dëkk avancer buñ ko defee pendant 5 ans dinañ am 5 régions ci Sénégal yoo xam ne dinañ jóge ci niveau bi dem ci niveau beneen bu gën a kawe loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne bii lu am solo la teñ tënk ko ak moom teñ war ko def procureur de la république ak procureur général ñu jox leen seen autonomie ba nga xamante ne bii ñu autosaisiru saa su ne te duñ ci laaj ndigal président de la république donc yooyu bokk na ci poñ yi nga xam ne mooy changer système politique gu Sénégal te wax fa dëgg yàlla biñ ko proposé Idrissa Seck daf ko épouser mu nangu ko mu signé ko waaye ñun nag changer système rek lañ bëgg changer système dong lañ bëgg te proposé nañ ko fukki poñ yoo xam ne day changer système bi mu nangu ko signé ko waaye ñun gisuñu benn entrave kon bu war a mën a tax ñun duñu ànd ak Idrissa Seck gisuñu ko ci wàllum xam-xamam gisuñu ko ci wàllum justice gisuñu ko ci wàllum corruption gisuñu ko ci wàllum dara ci diineem ci dara au contraire nit la koo xamante ne bi maîtriser na diineem
nit la koo xamante ne bii Sénégal lim ci am ci xam-xam bari na nit la koo xamante ne bii kenn mësu ko condamné nit la koo xamante ne bii yàgg nañ koo métital di ko torturer di ko toroxal di ko diaboliser boobu ba léegi yàlla mi ngi ko samp mu taxaw. kon nag maa ngi leen di ñaan yéen waa Sénégal jàppale leen Idrissa Seck jàppale leen Idrissa Seck parce que du président boo xam ne président taf yëngal la du moroomu Macky Sall mii tey du président boo xamante ne bii président wu caaxaan la boo gisee Macky Sall ragal ko dafa nekk président boo xam ne président bu am fulla la dafa nekk nit koo xamante ne bii nit ku am jom la te lu mu la wax moom lay def. nit ku am Sénégal nag des fois nit ku ñàkk jom wala ab trian wala ab kàcckat moom la ñuy gën a faale te jot na nag bu ñu bëggee defar suñu réew mi ñu seet nit ku jub nit ku baax nit ku am xam-xam nit ku am expérience ku mën a yor réew mi ñu teg la fi te qualité yooyu wax fa dëgg yàlla ñun selon ñun MPS Jëf ak Njariñ selon man jonjoo gi ma jonjoo nit ki xam naa ne am na qualité yi am na professionnalisme bi war naa mën a gérer Sénégal. maa ngi lancé appel président Ablaye Wade di ko wax ne Idrissa Seck guddil na la bëccëgal na la sonnal na la fu ne bi nga bàyyee Sénégal yow président Ablaye Wade Idrissa Seck la fekk France jëli la ne la ñëwal jël réew mi doon sa directeur de campagne créer la marche bleue defar sa programme diriger ko ba nga jël Sénégal mu ànd ak yow gunge la ba nga nar fee teg sa doom mu door a tàggoog yow ci xuloo par des convictions yow président Ablaye Wade seetal ñi nga àndaloon ñëpp la ko dala ci Macky Sall ba ci ñeneen ñi ñëpp bàyyi nañ la tey dem seeti Macky Sall sauf Idrissa Seck kon yow président Ablaye Wade maa ngi lay ñaan génnal nga def déclaration yaa Karim Wade sa doom ngeen jàppale Idrissa Seck ndax mënu leen a bokk ci élection yi ñun xam nañ ko li ñuy def ni yëpp cinéma la man li may ñaan Ablaye Wade ak fi mu jaar ak Idrissa Seck ak li ko Idrissa Seck jariñ ak li mu ko defal ak yéene ji mu am ci moom ne su ma jëloon Sénégal tey dinaa rétablir turam ba mu mel ni Nelson Mandela kon maa ngi ñaan Ablaye Wade na nga jàppale Idrissa Seck moom mooy sa yoon mooy dëgg lim la jariñ ak lim la def te mosulaa wor ñi àndoon ak Ablaye Wade ñëpp seetlu leen war nañ ko dem nañ ci Macky Sall ñëpp war nañ ko sauf Idrissa Seck ñi àndoon ak Ablaye Wade ñëpp war nañ Ablaye Wade sauf Idrissa Seck moo fi des moo fi cohérent moo fi constant fi mu nekkoon mu nekk fa ba tey kon waa Sénégal xool leen ko kon maa ngi ñaan président Ablaye Wade di ko ñaan Karim Wade mii doomam mënoo bokk ci élection yi man xam naa ko ñu si des xam nañ ko jàppale leen Idrissa Seck dimbale leen ko mu jël Sénégal ngir soppi Sénégal yóbbul ñu Sénégal fi ñu bëgg maa ngi ñaan Khalifa Sall Idrissa Seck bi ngeen demee élection législative nga nekk ci prison bi ngeen def coalition Idrissa Seck dafa ne jiital leen Khalifa Sall mu nekk tête de liste man ma nekk deuxième nit ko humble nit koo xamante ne bi wàcce na boppam rek mooy def loolu moo tax nit ñi naan Idrissa Seck day rëy lu xamuñu dara Cheikh Yérim Seck mi naan Idrissa Seck day rëy lu xamul dara nit la koo xam ne dañ koo fay rek muy wax mais Idrissa Seck mi nangoo nekk derrière Khalifa Sall te moom Idrissa nekkoon premier ministre ba muy nekk ministre ca jamonoy Abdou Diouf la nekk premier ministre nangoo wàcce boppam ba topp ci ginnaaw Khalifa Sall waaye yéen waa kër Khalifa Sall delloo leen naar bi xoromam maa ngi lay ñaan yow Khalifa Sall doo bokk ci élection yi xam ngeen ko jàppale leen Idrissa Seck may ko doole ngir mu jële fi Macky Sall rétabliraat leen yéen delloo si Karim Wade delloo si Khalifa Sall ci géopolitique bi loolu mooy yoon loolu mooy dëgg mooy yoon maa ngi koy ñaan bu baax a baax waa kër Ablaye Wade maa ngi leen di lancer appel bi waa kër Khalifa Sall maa ngi leen di lancer appel bi di leen xamal ne jàppale leen le candidat Idrissa Seck la coalition Idy 2019 ngir mu dellu siwaat rétabliraat institution yi Sénégal yi changer système politique gu Sénégal bi delloo si Karim Wade delloo si Khalifa Sall remettre leen dans le jeu politique loolu mooy li nga xamante ne bi moom la leen Idrissa Seck ji loolu nag waxuma ko man mii maa ko wax d'après sama constat wu bopp parce que li fi nekk ñii fi des ñëpp bu ngeen leen analyser ñoom candidats yi wax fa dëgg yàlla ku ne am nga mérite ku ci nekk war ngaa mën a xeex mais bu ngeen xoolee ñoom ñëpp xam kan mooy kan da ngeen xam ne Idrissa Seck fait le poids ci seen kaw jàppale leen ko may leen ko doole ngir mu jële fi Macky Sall loolu mooy mbir mi au pouvoir Benno Bokk Yaakaar ña ngay boolew di jéem a pêcher ñooñu ñuy jël yëpp ay baraayaak ñi ñuy jël ay baldeek ñii ñëpp bu ngeen leen gisee ñoom rek ñoo dem de mais seeni nit demuñu de seeni nit kenn demu ci nit ñi ànd ak ñoom conviction taxoon ñu ànd ak ñoom na ngeen xam ne ay baraayaak i balde mii ngeen dégg barki Demba Ndiaye ñoom kott seen bopp ak seen jabar ak seen i doom lañ yóbbu mais yóbbuwuñ benn militant demul militant yi ñu ngi toog fi ñu toog parce que ñi ngi sàmm seen ngor sàmm seen jom ñi nga xam ne ay transhumants lañ ay nit ñu ñàkk jom lañ na ngeen xam ne ñi àndoon ak Ablaye Wade ñëpp wutali Macky Sall ay nit lañ ñoo xam ne amuñu jom
ay nit lañ ñoo xamante ni bii dañoo trompé Ablaye Wade jaxase ko Idrissa Seck ba mu diaboliser ko ba yóbbu ko ci niveau bi ba pare ñu wëlbati ko war ko nag doo ko dem ànd jeeg Macky Sall war Ablaye Wade tey. kon maa ngi leen di ñaan yéen waa Sénégal ubbi leen seen bët ngeen def analyse politique bu leen ko def rek ci analyse bu gàtt bu ngeen ko defee ci analyse bu gàtt rek duñ mën a dem yaatal leen seen gis-gis seen champ de vision yaatal leen ko xool leen li passé l'an 2000 ba tey li fi xew lépp panorama bi fi xew yépp xool leen ko bu ngeen ko xoolee ngeen xam ne Idrissa Seck ku jar a jàppale la bu ngeen ko xoolee ngeen xam ne ku am jom la bu ngeen ko xoolee ngeen xam ne ku bëgg réewam la bu ngeen ko xoolee ngeen xam ne nit ku constant la ndax ki ñemee jàkkaarloog Ablaye Wade 2004 ne ko doo fi teg sa doom ñu dàq la nga nekk di résister ba tey xam ngeen ne nit kooku nit ku am jom la ki ñemee jàkkaarloog Sénégal ne leen Macky Sall mi ay waxam jubul ay waxam wérul 2013 te mënoon a toog laaj ay poste def ni ñoom Moustapha Niasse defu ko mu taxaw di xeex kooku nit ku constant la ki nga xamante ne bi aussi moo jël am possibilité am sa licence téléphonie en 98 99 boobu nga xam ne Abdou Diouf moo fi nekk 96 du moins nga am licence téléphonie may ko Sénégal bi nguur Ablaye Wade ñëwee nga réitéré ko may ko Sonatel kooku nit la koo xamante ku bu bëggul sa réew doo ko def mbokku Sénégal jàppale leen Idrissa Seck jox leen ko confiance jox leen ko chance am man de gis naa ko yéen a ngi gis ci internet bi yi ma toog ak ñoom moom yépp mosumaa jox benn dërëm lekkalu ma ko benn dërëm wallahi billahi wallahi tallaahi ba fii may wax ak yéen le 14 décembre 2018 wallahi azim 1 franc wu Idriss Seck mosuma koo laal mais nag analyser naa ko gis naa ko jonjoon naa ak moom laaj naa ko posé naa ko ay question topp naa ko xool naa ay vidéo am saytu naa ko 2000 ba 2018 xam naa ne ku mën a yor Sénégal la loolu moo tax ñu jóg ànd ak moom fas yéene koo jàppale may ko doole ngir changement yi ñu yaakaar ci Sénégal moom mu mën ñu ko apporter ndax jàpp nañ ne moom mën nañu ko apporter jàpp nañ ne am na expérience bi am na xam-xam bi am na vécu bi am na charisme bi te ku jub la encore une fois Idrissa Seck nit ku jub la nit ku dëggu la su ma giseen ci moom sens contraire ca suba sa laa koy dénoncer man maa moom sama bopp su ma gisoon ci Idrissa Seck sens contraire ca suba sa laa koy bàyyi waaw kon nag ñu ngi leen di ñaan loolu di lancer appel boobu waa kër Ablaye Wade PDS di lancer appel boobu waa kër Khalifa Sall jàppale leen Idrissa Seck ngir mu mën a soppi li nga xam ne moom lañ bëgg a soppi ci Sénégal changer système politique au Sénégal di lancer appel Sonko jeune frère am ñeneen ñi ci des ñoom Abdoul Mbaye ñoom Pape Diop ñoom maître Madické Niang yéen ñëpp bi Idrissa Seck nekk premier ministre yéen ñëpp ay ndawam ngeen woon doonoon ay rakkam ànd ak moom noonu ngeen àndee woon ak moom di ay rakkam ma gis leen démb ci plateforme bi jàppale leen ko ànde leen noonu ak moom may ko doole ngir mu jël Sénégal soppi ko waaw mën na ko soppi mën na ko soppi ñi ci des nag di ay rakkam di ay frère am di jeunes yi mooy jeunes yi ñoom Sonko ñoom juge Dème ñoom Keita ñun ñëpp nañ jàng état dañ koy jàng duggal ci biir système bi nga jàng état bi maîtriser ko mën a soppi li ci biir li nga bëgg a soppi mais mënoo xëy rek ñëw bëgg a soppi lépp waaw donc vraiment maa ngi kontaan bu baax di leen ziar soxna Bambi Daaru Salaam son yibu Alassane waaw ñu ngi leen di bëggee yéen ñëpp di leen ziara di kontaan ci yéen vraiment sëñ Thierno maa ngi lay bëggee maa ngi bëggee aussi Iron Diop waaw Gànna yéen ñëpp ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal yàlla tawfeex ak taysiir di leen wax ne tey lii la ñu indi woon tey pour bëggoon ko waxtaanee ak yéen di leen jox rendez-vous incha allah ba semaine prochaine di wax ne liggéey bi dafa door kenn ku ci nekk na nga bay sa waar kenn ku ci nekk na nga xeex ngir sa askan yéen waa diaspora bi benn moodu 5 votes benn moodu 5 votes Abiba ma sœur maa ngi lay bëggee benn moodu 5 votes loolu mooy message bi contre Macky Sall ngir ñu jëlee ko fi buñ ko boolee ak li nekk ci biir Sénégal dañ ko fiy jëlee par force waaw ñu ngi leen di bëggee yéen ñëpp leen ñaanal yàlla tawfeex ak taysiir ak yokkute one love ñu ngi leen di bëggee yal na yàlla yokk xéwal yi di wax waa Njaareem centenaire boobu nga xamante ne ay fola ak puukare ak political Macky Sall bu ca kenn dem centenaire bii Malick Fall organisé centenaire fola centenaire puukare la centenaire politique la centenaire neexal Macky Sall te 7 ans ngi nii Macky Sall mës ta teg tànkam Njaareem
yéen waa Njaareem bu leen nangu ñu leen di politiquer yéen waa Njaareem bu leen di nangu ñu leen di def ay monnaie d'échange yéen waa Njaareem bu leen di nangu ñu leen di def marchandise yéen waa Njaareem bu leen nangu ñu leen di def mbalit Macky Sall def 7 ans tegul tànkam Diourbel ñuy def centenaire boo xam ne naan ay don de sang ki setal def photo maire bi Malick Fall muy politique dëkk bi alors que Njaareem waroon na wax ci tourisme religieux Njaareem waroon na wax ci forum économique Njaareem waroon na wax ci foire Njaareem waroon na déterminer potentiel économique dëkk bi ñu waroon na rafetal dëkk bi waroon na embellir dëkk bi waroon na wax ci ay projet pour dëkk bi waroon na wax ci projet pour jeunes yi jox leen liggéey waxoo ci loolu yëpp ngay wax ci ay bal populaire ay yu ñàkk fayda yéen waa Njaareem jóg leen ci seen dëkk ngeen jële fi Malick Fall mi trahir na leen dina leen trahiraat su ngeen ko wóoloo trahir Diourbel mënta passé waa Njaareem fal koo xam ne bokkul APR nga yow au bout de 2 ans nga takkaat waa Njaareem ci baat dem jaayaat ko waa APR kon Malick Fall dafa trahir waa Diourbel loolu na ngeen ko xam waaw loolu rek la One Love ñu ngi leen di bëggee waaw ñu ngi kontaan bu baax di leen ziar di leen ñaanal yàlla yokkute di leen ñaanal weekendu jàmm di leen ñaanal yàlla xéewal yéen ñëpp di ñu suivre ak ñiy partager message yéen ñëpp yàlla na leen yàlla defal tawféex yàlla na leen yàlla yokk yàlla na leen yàlla may ndam kenn ku ci nekk ci li nga nekk yàlla na la yàlla defal yokkute defal la xéewal sans su daaray nii waaw jërë ngeen jëf waaw One Love ñu ngi leen di bëggee yéen ñëpp jaajëf